Vous avez été plus d'une centaine venus communier avec lui sur cette scène devenue mythique. C'est le grand bal! De tous les coins et recoins du monde, le sourire, la bonne humeur, les préparatifs commencèrent. Les tailleurs se mirent à coudre les plus beaux bobos. Lors des bijoutiers reprirent à couler pour le bonheur des belles dames africaines. Vos cris de bonheur et d'exaltation feront monter les décibels. Les solos des guitares électriques se feront plus lancinants, les danseurs tourbillonnant au rythme infernal des tambours africains, tandis que la voix atteindra des octaves jamais égalées. Grâce à vous, l'ambiance sera encore extraordinaire. La fête sera grandiose. Bougez, tirez, chantez, dansez. Vous, Youssou N'Dour, le Super Étoile et Bercy, c'est déjà 17 ans de bonheur partagé. Merci! Ça, c'est Youssou N'Dour! mbokk yi rafetlu woon bi ak télévision Futurs Médias juróom-ñaari waxtu dem na ba teg fanweeri simili ak seg yéen ci xibaaru ngoon gi li ci gën a fës njàqare ci ñi yëngu ci l'école bi école privée yi la ñu ni kon ñu ngi gën di bari di gën di cher te contrôle amul ci la ñu fay jàngale ak ña koy jàngale cib lël xamle nañu ne bu ñu ko seetaanee fa muy jëm du gën cantine yi war ndombo école élémentaire cité millionnaire ca Grand Yoff waajuru gone yi nee nañ boobaak léegi ña nga yuuxu ko wàllu te kenn tontuwul jàngalekat ya ni marché ba tax na tey ji ñu ngi ci diggante ñàkku karange ak ñàkku xam lan la ñuy wax ak seeni élèves APR Thiès responsable yi ñooy sakku ci njiitu réew mi mu dakkal ceetaan gi jëm kon ca diwaanu ko Thiès na kon joyanti Dakar Bamako ferroviaire gestuwaat ndaw ñi yeggale chantier yi loolu la ko waa partem di laaj nee nañu lu ko mooy élection yi ñuy dëgmal du yomb ca ñoom gannaaw xibaar ya ñu fii kon jibaloon ci waxab terroriste bu ñu teg loxo boori Rosso police weddina lu ni mel terewul nag askan wa ca ñoom xel dalul nañu yokk contrôle bi ci frontière yi bokk na ci li ñuy sàkku ponkengo kon mbokk yi ni tuuti ñu yaatal ko. mbokk yi dellu nuyu leen rafetlu attendre bi ak télévision Futurs Médias tàmbale ko ak mbirum privatiser l'école yi ñu gis ni day gën di bari ci réew mi waaye it koppar yi ñuy laaj parents yi bokk na ci loo xamante ni dañuy dëkkee di ko yokk ci wàll woowu ñu xamle ni bu ñu xoolaatul woowee doxalin mën naa dem ba indil jafe-jafe l'école bi bokk ca lañ cay naqarlu it contrôle bi dafa des ci biir yooyee daara ñan ñooy jàngale ak it lan la ñu fay jàngale cib lël la ñu sampoon yooyee laaj yëpp Aminata Mbaare Sow Thierno Laurent Mendy mbir la bu ñu war a bàyyi xel daanaka léegi foo tourné daal di gis ay école privée yu daal di taxaw ñu jàpp ni école privée yooyu nag ñu ngi gën a yëngatu ci wàllu njàngale mu ndaw mi maanaam préscolaire bi ak njàngale mu kawe mi. soo demee ci petite enfance muy crèche yi ak garderie d'enfance yooyu privé bi lim ci am bariwul mën na public bi plutôt bariwu ci privé moo ci ëpp. soo demee école élémentaire foofu privé public bi moo ëpp boo demee secondaire ba tey public bi moo xaw a ëpp tuuti mais mi ngi galop bi soo demee université nag mën nañu ni privé bi moo ëpp ak enseignement professionnel et technique. ñii seen xam-xam màcc ci wàllu njàngale mi jàpp ni école privée yooyu lee am na ci naam yoo xam ni dañ leen di taxawal fekk respecté wuñu benn norme ba pare tamit yenn say li ñuy jàngal ci école yooyu lee day des. seulement problème bi ñu am mooy daf ci am école yoo xam ne kenn reconnaître leen loolu moo tax ba statistique yi gouvernement bi joxe loolu daf koy nëbb
li waral ñuy laajte ni war nañu def étude boo xam ne dafay saytu yépp école privée yu ñu reconnaître ak yu ñu reconnaîtreul école privée bu ñu war a tëj ñu tëj puisque quartier boo dem am na ñoo xam ne dañuy joxe seen autorisation rek commencé am na ñoo xam ne du ñu déposer sax autorisation da ngay am kër rek defar sa ñetti classe dugal wut ay jàngalekat di jàngale surtout crèche yi ak daara yeeg yooyu léegi bari na ci koñ yi ku jot rek ubbi te xale dafay loo xam ne loo ci def erreur bu tuuti ça se paye cash. fi mu toll nii jot nañu waxtaan ci mbir moomulee. L'argent public warul la financer xaalisu école privée te danger bi nga xam ne moo ñuy gete seetlu ngeen ko soo demee fu mel ni Québec école privée yi 66% de leur budget état bee koy def. 11 boo xam ne dañuy wax promotion d'une école publique d'une école privée de qualité. waaw société civile seen taxawaay fii mooy ñu jàngat mbir mi yeete balaa ñuy nekk ci ay jafe-jafe yoo xam ne yu tar yoo xam ne mënatuñu ci dara moo tax ñuy toog di ko jàngat ci réew yi mu am mbir mi nan la toll nan la natabloo et nan la ñuy fexe ba bu ñuy ubbeeku ci secteur privé mu doon loo xam ne dafay doon yokkute. ci ndaje mi nag bëgg nañu buñ ci jógee ñu xam ñaata école privée ñoo am ci dëkk yi le ba pare tamit école privée yooyu le est-ce que qualité am na ci li ñuy jàngale. nañu ci saafara ba bu ëllëgee ku war a jote ci njàng moomu jot ca rawatina ñi nga xamante ni seen loxo jotul seen ginnaaw institut islamique bu Ndakaaru foofee gone fa nekk ñoom tàmbali nañu bankook loxo gu amul app dinañ kon sax dañuy boycotté inscription yi li ñuy naqarlu moo di nii li ñu leen bëgg kon ni internat la ba noppi àjjuma ju jot ñu takkloo leen seen i bagage ñu dem seen i këri mbokk ba dimanche xamle nañu ni loole duñu ko seetaan Saliou Lo moom la ñu dénk seen kàddu àdduna ci micro nag tëj li tax d'accorduñ ci mooy dafa am ay élèves yoo xam ne dëkkuñ biir Dakar te amuñ fuñ nekk biir Dakar te lu toll ak 200 ñi ngi nekk institut di jàng léegi nag boo xëyee ne da ngay tëj logement yi par week-end ba noppi ñoom dañ ne ku amut foo nekk bay boo nga xool feneen foo dem jàngi mais kon jërul ngay ñëw institut parce que dañ koy tëj déjà loolu mooy jalgati àq ak élèves yi nga xam ne dañoo defoon concours am àqi jàng ñëw waroon a jàng nga ne leen doo leen kii xamoo ba xam am nañ doole juñ mën a fayee yeneen école pour jàng xamoo ba xam seen village yi am nañ école yuñ mën a jàng loolu de waaw léegi ñun dañoo wax ne duñ jàng duñ inscrire décision bi loolu lañ ci jël duñ inscrire en tant que ñun deltuwuñ ginnaaw ci décision yooyu ñu jël bi ci des mooy dañoo waxaat ne balaa kenn benn élève a dugg dafay signer ay règlement intérieur yi élèves yi ba ñu ko signer mais dafa fekk ne dafa am ay situation yu ñu jànkuwanteel ci biir institut loo xam ne bu fekkee ne ñun ñu ngi koy signé nañ affaire bi mooy dèjà yow luñ la teg da nga ko war a nangu maanaam julli ji jàkka ji fajar gi sax boo ko defut bu boobaa buñ la ci meree sañ lañ la cee dàq te bu boobaa yaa ko signé woon parce que loolu day bokk ci li ñu kii léegi nag ñun liñ ciy gën a def mooy woo ci ministre Serigne Mbaye Thiam mi nga xam ne nag moo responsabilité mboolem jàngkat yi nekk ci daara yu suufe yi. mangook kon Mame Birame Diouf moo tataan seen i kaddu wax ca cantine ya nekkee kon fële ca boori Yoff foofee nag école millionnaire ca Grand Yoff ña nga xamante ni ñoom ñoo fa samp seen i boutique jamono yi ñoo leen indi lay jafe-jafe waajuru ndongo yi ni yàgg nañoo naqarlu lu ni mel boobaak léegi amuñu ci benn saafara tey jii jàngalekat yi si boppam ñi ngi dund yooyee difficulté ak ñàkku karange ak it bruit bay jógee ca boobee marché Mame Birame Diouf moo fa doxantu. mi ngi noonu kon dinañu dellusiwaat ci lu ni mel wax ci revue annuelle réforme politique économique ak financière bu UEMOA Sénégal bokk ci réew yi ñu jàpp ni kon yooyee réforme yeesal jëfee na ko ci lu am solo terewul am na yenn kon ci ay gàllankoor yu ñu ci nimiku bokk na ci nag secteur transport bi ñu joxoñ ko baaraam loolu lépp ñu war a xool nuñ ko mën a lijjanti Moustapha Ngom moom mooy coordonnateur cellule de suivi intégration Pafara ñu ngi la waxal la. revue 2017 bi aussi bëgg nañ loolu wuy continuer ba nga xam ne aussi dañuy continuer di ñu compter comme pays bi nga xam ne moom moo gën a respecté donc texte UEMOA yi nga xam ne suñu chef d'État yi ak suñu ministre yi ñoom ñoo ko signé. des fois ñi nga xam ne ñoo war a transposer texte yi dañuy am problème technique pour transposer ko parce que dafa laaj technique mbiru droit la donc dafa laaj nga maîtriser technique juridique transposition bi loolu problème la beneen bi aussi mooy ci transposition bi ministère yi xam nga ministère yi ñoo war a transposer
transposer mais léeg-léeg benn texte pour nga transposer ko fokk nga waxtaan ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo ci bokk léeg-léeg waxtaan boobu day xaw a yéex day xaw a yéex ba tax na aussi loolu aussi day am impact ci suñu transposition bi. Sinon donc transposition bi ak application bi yëpp finance publique moom ñoo ngi koy def ni mu waree. politique ak parti socialiste mi am ay jafe-jafe waxtu wi ak ñenn ñu nekkoon ci seen biir kii di professeur Ousmane Ba moom la mu gis moo di problème de vision ci boppam la socialiste yi am mu gis ni it mbir mi dañu ko war a bàyyi di ko personnaliser yaakaar ni Ousmane Tanor Dieng kott la jot na boobee parti ak ca Yeesal Alassane Ba Jafara ñoo gisee ak moom. contradiction lu ñu yàgg nemmeeku la biir parti socialiste nekkut lu yees wante nag jafe woon na ñu koy nangu li ko dalee ci Léopold Sédar Senghor jaare ci Abdou Diouf nemmeeku nañu ay démission biir parti socialiste wante bi yoon nag ab exclusion programmée la gis moom mi le professeur Ousmane Ba jàpp ne sax parti bi ci jamono ji problème de vision la amee. buñ ko amoon depuis 2000 dañuy permettre am beneen kii bu bees orientation bu bees. Malheureusement jotuñu ko waxtaan ce qui fait que donc bu ñëwee ba 2012 ñii ne non nañu ànd ñii parce que colère moo koy fay ñii ne non nañu xam seen parti ñu massifier ko parce que ba léegi bu ñu fàttee ni effectivement dañoo génne ci pouvoir di nar a delluwaat encore reconquête des espaces du pouvoir alors ci ñaar yooyu moo indi jiixi jaaxa indi lënt donc ce qui fait que donc ñaari parti yi nga gis yi ñi nekk en contradiction ci loolu moo nekk seen problème de vision li ko dalee atub 1996 jàpp 2017 mu nekk ci bopp parti bi moom mi le Ousmane Tanor Dieng ñaar fukki at ak benn nag parti bi amut benn renouveau. la moo indi wax ñu wax sax Ousmane Tanor Dieng c'est parce que suñu parti politique fii en Afrique surtout au Sénégal dañ koy wër si benn ñett. yaakaar naa ni xëy na peut-être li kii ñoo fonctionné wul c'est-à-dire bànqaas yi nekk ci biir organisation yi ñoo ci biir parti politique parti socialiste moo fonctionné wul moo tax effectivement da nga dem finalement da nga yaakaar ne benn ñett mooy def lépp mais yaakaar naa ni tey. Je ne sais pas nu muy structuré parti bi mais bu amoon situation bu dëgër xëy na peut-être bu évaluer mënoon def évaluation chaque élection bu ñu génnee def évaluation ensuite si évaluation bu génnee dañuy jéem a am nouvelle orientation pour xool parti bi fan la nar a jëm mais bu ko nee comme ça nii dañ dàq ñëpp finalement parce que yeneen contradiction dañu ñëwaat tey bu ñoom Tanor la suba tey ñoom kii la Khalifa la suba ñeneen la. ban avenir pour Khalifa Sall sans parti socialiste. dem na sans parti socialiste par exemple en 2009. ñëwaat na encore taxaw Dakar ñëw ba di créer taxaw Sénégal da nga gis am na un bon en avant donc pion yu mel noonu nga xool Aïssata Tall par exemple Podor Afrique donc pion yu mel noonu mënoo leen sànni ci biti mais aussi dàq bu nam conséquences yi ci parti socialiste. formation socialiste yi occupé actualité bi ci jamono ji bureau politique bi nag war a saytu ci diirub mois de novembre kaaw kii di Khalifa Sall ak i ñeñam. fële ca diwaanu ko Thiès moom foofee jàpp nañu ni responsable APR yi ci boppam ñoom ñooy wax ki ñu waxal nag seen njiit président Macky Sall la ñu bëgg mu xoolaat doxalinam ak waa Thiès lijjanti fa chantier rawatina raay bi mu bañ a seetaan mu faatu lu ko mooy bis bu ñu yeggee ci ay jongante yay fa gaañ yi dina jafe ci janoo bu ñu seqoon ak waaye taskatu xibaar yi la ñu ko xamle Cheikh Anta Diop Latir Sey. ay responsable APR nekk fii ci diwaanu Thiès doon amal jàkkaarloog taskatu xibaar yi fësal seen naqar lool di yëkkati seen kàddu jëmale ko ci njiitu réew mi ngir ñu gën a suqaliwaat raay bi ndaxte li ñuy gis de bu ñu sàgganul Dakar Bamako ferroviaire dina dee te ay junniy nit ñu ciy liggéey de daañu ñàkk seenam xëy. président ñu ngi lay wax ni la Thiès gii semaine de fer dafay nekk symbole si biir dëkk bi képp ku koy seetaan muy demee nii mu demee boo yaakaaree ni waa Thiès dinañ ànd ak yow tamit day des. kon nag ñu ngi lay gën a demandé di la wax ni la semaine de fer situation yi mu nekkee na nga si xar sa tànk tubéy pour jële ko si loolu demande la boo xam ne waa Thiès yëpp ñu ngi koy def te ginnaaw ñi nga xam ñoo dox suñu diggante ak yow defuñu ko ñun en tant que sa militant yéene la deuxième mandat 2019 di liggéey si loolu ñun dinañ taxaw wax la ni la semaine de fer nañ ko defar. dikk nañ ci seen bilan bu jëm ci wàllu élection tànneefu député yi ñu génn nee nañ Benno Bokk Yaakaar am na fi doole lool ndaxte bu ñu ko méngaloo ak référendum bi am na ay jéego yu am solo yoo xamante ni def nañu ko kii di seen coordonnateur di Pape Siré Dia am ci ab taxawaay bu am solo. ci côté emploi des jeunes gis ñu financé fi benn projet jeune kenn nit moo fi nekk di jël ay jeunes au moins dugal leen biir poste ñuy liggéey muy Siré Dia kon dañ ko si remercier bu baax a baax parce que nit tamit du sakk jëf loolu mu def waa Thiès yëpp la ko defal ay doomu Thiès gis nañ ci seen bopp kon ñoo ngi ko ci gërëm di ko ci sant. ndawu APR yi nekk ci Thiès ville nee nañ ñi ngi sàkku nag ci njiitu réew mi li mu digge woon ci jooyanti saxaar gi mu def ko te it liggéey yi jëm nag ci wàllu stade Lat Dior bu Thiès ñu baral liggéey bi ndaxte yàgg na lool.
waxtu woowee ca Thiès jigéen ca Mbaaw jigéen yi APR yi ñoom mer la ñu def ba fut jëmale ci kaw kii di Awa Niang la ñu xam ne moo di lan moo waral muy attaqué seen coordonnateur Abdou Karim Sall loolu tax na ñenn ci ñoom ni reconnaître ñu ko cim ndaje mu ñu doon amal lañu ko siiwale ka ca addu Khady Ndiaye ci micro Salif Sow. Awa Niang fee mu toog muy secrétariat exécutif bu fa toogee defe naa lu jëmale Pikine kanam ak luy rafetal Pikine la fa war a wax mais pas toog di jaxase ndax nag fee mu toog mérité wu faa toog fee mu toog xam nañ ne ay lobby ko fa yóbbu actuellement nii fi may wax ak yéen li ne ci bopp Abdou Karim Sall mooy la réélection du président Macky Sall en 2019 ñoom nag li lañ metti waxuñu ko ndax seen clan yooyu lañ ko bëggoon a dugal ak seen i lobby yooyu mu bañ carrément ne duma ko def kon nag Awa Niang dama koy xamal ne ko bu fekkee ne dafa am ku ne ci ginnaawam ñu ne ci ginnaawam mbaa ñu ne ci noppam mbaa ñu ne ci wetam di ko dooleel bu yeboo mu freiné ñooñu te reculer te xam ne ça ne passe pas avec nous. Awa Niang am na lu ko doy Awa Niang na génne 10 millions ya Cheikh Kanté mayoon femme département Pikine loolu defe naa mooy wax ji Awa Niang nag à partir d'aujourd'hui ñun femme commune Mbao reconnaître tuñu ko comme présidente départementale freiné naa ko bés ni ki tey ci commune Mbao. moom Awa Niang ci assemblée générale tontu na xam na ni xiro beeg ngaayo wi jamono ji du li ëpp solo li la wax. Je ne suis pas la trésorière du département fonds yooyu ñuy wax suñu ko détourné wala ñu ñàkk ko détourné il faut demander ça aux responsables des femmes yi nga xam ne ñooy gérer les fonds yi nga xam ne ñooy financer chaque mois ay jigéen ci département ñu gis ko kon defe naa ne loolu ay détails la loolu yàq der la du ma si sori li ëpp solo daal man li ma tax a jóg mooy ñu nekk benn ñu juboo parce que bu ñu juboowul président defe naa ne mën na gañe Pikine waaye nag dinañ ci am ay jafe-jafe lépp solo mooy kenn ku ci nekk arme de guerre yi nanga te nga wàcce ko te ñu liggéey def l'essentiel parce que li ñu war a xeex tey mooy opposition bi dugg ci département Pikine opposition bi ñëw di seet suñu militant yu frustré opposition yi nekk ci suñu responsable di leen décroché loolu defe naa ne mooy xeexu coalition Benno Bokk Yaakaar loolu mooy xeexu waa APR Khady dafa bokk ci jigéen ñi ma fal kon jàpp naa ne man aw ma problème ak Khady. Moi Awa Niang je la reconnais comme étant la responsable de Mbao et pour ma nekk si département bi indiwuma fi sama bopp faluma fi sama bopp ñoom ñoo toog les 16 présidentes fal ma kon nag su amee problème personnel tey am na nuage mais suba dina leer. daal di dellusi ci wàllu njàng mi ak nañ leen ko waxee l'école ba nekkee fële ca Grand Yoff ña nekkee kon ca boori cantine ya ca boori l'école ba samp faay cantine jamono ji ñu ngi indi jafe-jafe ci njàng mi ñàkk karange waaye it bruit bay tukkee ca marché ba ma ngay déranger bu baax jàngalekat yi ak élèves yi reportage wu Mame Biram Diouf la. bi may ñëw dama laajte sax école bi fan mooy buntu bi naka ne marché bee ko ba kii dama dugg naa fi ñaari fan di laajte fii nan la fi nit mën a jàngale mais finalement da ngay dem nga xam habitude. dem ba kii ko après nga bokk rek jéem ci def sa kéemtalaay kattan. teg bët école bi jafe lool waaye sax xam ko jafewul ndax boo ne école marché rek ñu wan la ko muy jàngalekat yi ak ndongo yi nga xam ñu ngi ci l'école bi nga xam dañu ko xaj ñaar muy école 1A ak école 2A mënuñu nag lu dul dëkk rek ak commerçant yi nga xam ne nii ñu ngi nekk ci marché bi. maanaam coow li kii bi que léeg-léeg da ngay obligé sax génn di waxi ay commerçant ñuy wàññi seen musique wala seen parce que ñu ngi seen mais bi nga xam ne moo gën a doy waar nag mooy bi nga xam ne mooy yàq maanaam alam bi noonu lañ koy waxee. ñii tuur mbalit mi tuur fii saw fii man daal def si daal yoo xam ne da ko sul noonu. te loolu chaque jour da nga siy sonn boo nettoyé bëccëg ba sonn guddi bi ñu ñëwaat. en 4 ans j'étais dans cette classe là mais damay am problème ak fu booy concentré wu ndax buntu bi ubbeekul déjà seen université yëpp c'est capté par l'extérieur. parfois da ngay gis en plein cours nga mujj dagg sa cours pour génne nit da ngay gis ñu dugg si toilette kii rukk bi pour sow exposer seen bagage ay badoo romb donc c'est un peu difficile ah. problème sécurité insécurité day am. Abibou Diallo doon président association parents d'élèves bu école 1A moom di xamle ni nag yàgg naa xeex te waaye amul leen loo xam ni soppeeku na ci xar kanamu école bi jëlee fii cantine yi. li ñuy créer cantine yi nga xam ne ñoo ëmb école bi. man mi ngay waxal xeex naa ko pendant près de 1 an ab école bu ay cantine ëmb ci marché loolu musiba la. moom kay bu ñu sañoon daal wax dëgg yàlla école bi libre. waaw compréhension rek xanaa ñu
ñu jéem am compréhension rek bàyyi ñu jàppal xale. ah mais bu mënee ñàkkee day am ñun moom ñu fi dañu ñëw fekk école bi fii bu ñu nee jóg leen fi nag moom te amuñ ci garab dañuy jóg rek. même bu fekkee mairie bi sax léeg-léeg dina ñëw ci voie publique bi def ay opération déguerpissement mais da ngay jékki-jékki ñu demaat temps rek ay quelques fan rek gars yi ñëwaat. njaay mi di ko amal ci marché bi wër daanaka l'école bi moo xam maître yi mbala sax ndongo yi am jafe-jafe ci njàng mi ndax concentré wu dina leen jafe doon nag lu leen di gàllankoor bu baax. mu di reportage Mame Biram Diouf police yi ndey leeral ci kookee ñu doon wax naan kon terroriste la ñu teg ko loxo boor yi Rosso mu xamle ni benn ressortissant kon malien la bañ koy jàpp nag ñu ngi fekk ci moom ab passeport carte d'identité ak permis de conduire waaye du benn ngàndaay boo xamante ni fekk nañu ko ci moom na mu doxalee nag moo tey xel ba tax ñu tee ko ndax faux permis de conduire la yor ñu daal di koy transféré waxtu wi ca service direction police judiciaire ngir gën a xóotal l'enquête bi police leeral ni ba jamono yi mënuñoo wax ni ab terroriste ndax amul benn loo xamante ni gisagul nañu ko mu lënkale ko ak groupe djihadiste yooyee terewul nag ca boori kon Rosso gaañ yi ñu ngi bëgg ñu gën a yokk li nga xamante ni moom moo di contrôle yi ndax xel dalatu fa reportage Ousseynou Diop Habib Seck. taskatu xibaar yi ci seeni ay journaux ñu ciy xamle ni am na ay terroristes yoo xamante ni jàpp na leen ñu nekk ci diwaanu Dakar wala bokk ca Rosso fii ci frontière bi doomu Rosso yi yëkkati seeni kaddu xamle ni ba ñu déggee mbir yi ba léegi seeni xel dalatul tax sax ñuy ñaan ñu gën a taxaw ci seeni kaaraange. c'est pas la première fois aussi am na aussi beneen cas bu ñu fi mësoon a jël ñu ni woon terroriste la ñu yóbbu ko donc ba léegi mi ngi si loxo yoon. contrôle bi moo des d'une part aussi contrôle bi aussi dañuy ñaan état bi également contrôle bi gën a sévère. Rosso moo doon ñaareelu affluence ginnaaw Léopold Sédar Senghor ña fay jaar cay nit bés bu ne day bare lool ngir nag dem beeg dikk bi ñu gën ko contrôler rawatina ci wàllu dex gi ñi yewoo ci douane bile ñu ngi ciy talal loxo nguur gi. La population du nekk mukk à l'aise parce que frontière la il y a toujours une fluidité bi nga xamante ni am na si ñaari réew yi donc loolu moom moo tax vraiment ñun actuellement nii nelawatuñu ban yandoor. am na un va-et-vient ba nga xam ne bii dafa laaj ñu contrôler ko. waaw donc loolu daal moo si xaw doy waar daal waaw loolu daal moo raglu waaw su état bi mënee dimbale daal renforcer les brigades de gendarmerie alors dana gën baax daal. ñoom nag nee nañu naam nguur gi mi ngi def ay jéego waaye kàddu yi nga xamante ni ñu ngi koy dégg jamono jile ñu koy rumandaat jëmale ko ci wàllu terroriste tax na ñu ngay ñaan ñu gën a renforcer lii di sécurité bi. contrôle bi na gën a sévère nañu contrôler. nit ñi bu baax a baax a baax parce que terroriste dafa nekk phénomène mondial donc le Sénégal n'est pas épargné. nit ñaa ngi jàll à tout moment à toute heure loolu wóorul daal waaw wóorul donc état bi war na mën jël ay précautions ba daal en tout cas mbir di daal du jaaree fii daal. ay fan a ngi ni le ci Sénégal ñu fiy rumandaat mbirum terroriste mu doon loo xamante ni ci dëkk yu bare nag lëmbe na ko ci diwaanu Rosso moom askan wi nii seen xel dalatul ndaxte la ñuy dégg moo ub seeni nopp. wax ci sëyu teel yi ci xale yi gone yu jigéen yi mel ni ñoom ñoo ci gën a loru di teel a bàyyi école bokk ci conséquences yi nga xamante ni nag dina ko indi monte loi bi fii ci réewum Sénégal dafay tere yooyee kon sëyu teel Ndeye Madjiguène Sarr bokk ci association des juristes sénégalaises xam ne ni charte woowee rek bu ñu ko appliqué woon lu bari dana réglé wu ci ay jafe-jafe ndax gone gu jigéen gi ba 16 ans kenn waru koo mën a maye ku góor gi dem moom ba fukki at ak juróom-ñett Fara Ñing Pape Sangone Mbaye ñoo ñu defal reportage bi. Fatimata Diop ak Nogay Ba ñaari xale yu jigéen yi ànd ñu teel a maye xale yi ñuy sëyi jàpp nañ ne xale teel na lool muy yore kër. non baaxul moom. lu tax nga jàpp ne baaxul. parce que ay xale lañ te xale lan mooy rôle am jàng. war nga jàng ba toll fi nga war a sëyi ngay soog a dem sëyi. après boo jàngee non nga lijjanti sa avenir ba pare. boo paree ngay soog a lijjanti sa sëy loolu laa gën a gis ci mariage précoce. impossible ne peut pas être possible am na yoo xamante ni mariage forcé ci xale baaxul surtout mariage précoce à l'âge de 13 ans commencé 13 ans ba ci suuf ay 15 ans yooyu noonu. Nogay Ba ñu ñaan si ko ñaari yoon mu daal di bañ mu jàpp ne mariage précoce yi koppar ñoo lalu ci suuf. am na ku ma ñaan si d'abord deux personnes ñëw nañ mais nanguma c'est pas acceptable parce que am na yoo xamante ni boo tollee ci wàllum xale da ngay def yëfu xale mais pas yëfu mag dafa am yoo xamante ni parents yi ñoom daal lenn rek la ñu mën a dégg
loolu bu ñu déggee xaalis am na xaalis guro ñëw na rek te loolu c'est pas acceptable. te sax suñu sukkandikoo ci cartu réew mi ak lii di code de la famille mariage précoce dañ koy tere fii ci réew mi. ci constitution bi article 18 daf ko tere mais aussi si disposition article code de la famille à travers l'article 111 dañ ne mariage mi ngi am ci diggante góor ak jigéen te ku jigéen ki dafa war a am fukki at ak juróom-benn ku góor ki war a am fukki at ak juróom-ñett. li nu mel nag di indi ay jafe-jafe ci biir sëy yi rawatina ci xale yi jigéen yi. La fille n'est pas physiologiquement, elle n'est pas préparée pour supporter une grossesse, à plus forte raison accoucher. Donc là aussi il y a des conséquences sur le plan physique, sur le plan mental. xale bi am na fu muy tollu du mat ngir dugg ci néegu sëy ba di ci am njaboot te loolee nag bu amee mën na ko jural lu bëri ba pare tamit xale bi bu duggee ci néegu sëy fii ci Sénégal da nga war a nekk ak say goro loole lépp nag xale bi bu dee atam demewul noonu du ko mën a supporter. naam jafe-jafe yooyu yëpp nga xam ne tudd nañ ko ba léegi yenn xeet fii ci Sénégal ñu ngay wéy di teel a maye seeni doom. gërëm ko Pa Fara Ñang jaajëfal leen bu weer yéen ñu doon teewlu 19h30 bi 20h incha allah rédaction bi dina dellu si bu boobaa ak Cheikh Tidiane Diaw lay doon ci kàllaama nasaraan jërë ngeen jëf.